mu ngoog appartement 221 deuxième partie bi suñuy invité ñu leen koy fàttali Cheikh Sarr l'homme de cœur Momar Sarr nekk animateur si groupe D-Média waaye it Mbathio Ndiaye borom ça bouge chez moi Mbathio maa la ko waxoon sànq nee naa la da ngaa tekki ndax tekki weesuwul jamono ji ay clipam daf may saf clip yi nga xam ne mooy yi Viviane di def sa biti réew léegi jéggi nga Sénégal dafatoo clip Sénégal léegi yaa ngi biti réew Mbathio léegi tekki nga xaalis bi dugg na xanaa sponsor yi dañuy ñëw sama cet ak sama cetu morom. macha allah aw ma sax sponsor comme ni ko Cheikh waxee léegi aw ma sponsor man maa nekk di génnee sama xaalis di ci def mais man dama nekk nit ku nga xam ne comme ni ma ko waxee rek su may def du ma def demi mesure damay def lépp lu nga xam ne ni moom moo ci war ba clip bi jaar yoon. mais financement bi yow yaa koy génnee sa propre poche. financement bi Papis Niang du ma bàyyi ma fenn. man maa koy génne sama propre poche ak fu mu mënti dem. loolu jafe na de kon yow mi yaa dégg toll nii. non loolu. comme ni ma leen avec les waxee moyens du bord ngay demee. waaw avec les moyens du bord li nga xam ne loolu laa yor loolu laay demee. su ma xamee ne maa ngi war a def dara te yoraguma loolu damay xaar ba yor ko ma def ko parce que damay liggéey. musique bi ñuy def ni liggéey la. te di nga am ñu lay woo playback woo la Europe woo la fii woo la fële fay la loolu yëpp ngay jël dajale parce que su ma defee sama clip dépensé si du ma waxee 10 millions ma def sama clip dépense 10 millions xam naa ne 10 millions yooyu war na mën a duggaat ci sama compte ci ci playback yi nga xam yooyu ngay def ci publicité yi ñu lay woo ci lii lu ñu lay woo nit doo yàq parce que boo netee ci musique bi laa nekk amoo producteur amoo ku la jàppale comme ni nga ko waxee léegi amuñu sponsor yow yaay defal sa bopp kon loo war da nga war a dugalaat sa compte xaaraat ne man kat fii ak 2 mois wala 3 mois dama war a defaat clip war naa denc lii ak lii war naa am lii ak lii noonu la mais du question est-ce que liy génn mi ngi duggaat. ñu ngi sant yàlla comme boo ci xewee benn 10 millions par exemple est-ce que loolu di nga ko ci amaat. ñu ngi sant yàlla bu baax parce que ku ne xam na ni Abidjan sori na. c'est vrai frais yi nga def ci sa clip bi macha allah c'est nice c'est top hein, on apprécie beaucoup. Mais comment ça s'est passé pourquoi nga choisir Abidjan personnellement. Abidjan waaw pour fraternité bi ñuy woote suñu diggante ak Abidjan ñu gën ko rataxal. Abidjan dëkk la bu nga xam ne nii dëkk la bu nga xam ne nii mën nga fa def tourisme comme ni ngay jógee fi dem Paris. dëkk la bu nga xam ne nii boo fa demul mënoo xam valeur Abidjan. bi ñu defee ça bouge chez moi ñu ne nañ dem def clip bi Papis Niang tamit ménager et un effort pour ñu war a dem Abidjan mu jël équipe am yëpp déplacé leen ñu dem Abidjan tourné ko métti woon na nag parce que yombul. jógee ci sa dëkk. dem dëkk jàmbur nga ne da nga fay tourné clip xam nga lu yombul. ci dëkk boo xam ne xamoo fa daan nga fa dem mais soo demee. yaa ngi woon ci yeneen activité soit ñu invité la boîte nga dugg boîte playback fa wala nga dem benn cérémonie playback fa génn xamoo dëkk bi bu baax ba nga waree tourner clip foog nga xam dëkk bi ñu dugg ak Papis lijjanti c'était dur métti woon na mais nag sant yàlla ba li ñu fa doon ut am nañ ko parce que bi clip bi génnee képp ku ko seetaan revenu yi ñu doon am man loolu satisfaire na ma même bu fekkee sax tey da nga doon jël sa alal yëpp def ko ci man revenu yi ma doon am rek revenu yi Papis doon am ak keneen ñi nga xam ne YouTube bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo lay bëggee kontaan gi ñu kontaan parce que tey Sénégal pour te dire que ñoom li nga wax sànq rek Cheikh boo woyul woy bu nga xam ne moom lañ mën a toppandoo wala nga def clip bu nga xam li nga sol loolu lañ bëgg wala nga wax tey paroles yi nga xam ne moom lañ mën a toppandoo wala nga def tey xaw ma musique bi ngeen doon wax léegi nii même bu dee acoustique sax wala diine ji sax boo koy way il faut mu xaw a. foog nga xaw a def rythme. li ma doon wax keroog Aboubacar sama waajur ñu nga xam ne boobu ñoo bokk Aboubacar maa ngi ko koy wax ma ne ko Serigne Babacar bi nga ko wéyee ba ci fin bi rythme bi nga fa def foofu dafa neex foog nga def rythme pour xale yi fecc ñun loolu la ñu am ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu bëgg ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy topp ñi nga xam ne ñooy suivre Mbathio man dama xool li ñu bëgg man ma ànd ceeg ñoom tey nekkuma tey benn ndongolo bi wéy parce que ndongolo dafa mënoon wéy macha allah nekk ci li nga xam ne nii moom la nekkoon mu mën ko macha allah ba ni mu fiy jógee ñu koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana Omar Pène suñu papa di mën wéy la Youssou Ndour waxatuma waxi Youssou Ndour parce que ñëpp xam nañ dafa mën a wéy mais tey Mbathio dafa nekk ci benn monde boo xam ne dafa ànd ak jeunesse bi laa àndal vrai que am na ay mag yu ma bëgg damay dem barki démb fii ñuy jaayee jën sumbi jun ay maire di fecc sa bouche moi xam ko neex na leen donc ma continuer ci rythme boobu rek ànd ak ñoom mais terewul ci biir woy bi di nga ci dégg loo xam ne yow dina la jëriñ. ci biir woy bi loolu la. ça bu see ma xoolal ni may kiiwee. mais moom est-ce que demoon Bercy bu Pape Diouf bi. bien sûr. waaw demoon naa. comme naka nga jàngatee Bercy boobu. Bercy bi neexoon na en tant qu'artiste. waaw neexoon na amoon na réussite Pape Diouf bu amee réussite ñun ñëpp ñu am réussite parce que l'Afrique moo demoon. Sénégal moo demoon Bercy
ñun ñëpp a demoon Bercy kon bu amee réussite suñu réussite la ñu koy ñaanal yàlla mu jik ko. Mbathio ay relation ak yeneen artistes yi parce que gis nañ ne showbiz wax fa dëgg neex yàlla koo ci tudd boo tuddee kase des mu ne bu ma ko tuddal de. c'est assez compliqué. non lan mooy seen problème yéen artistes yéen waykat yi surtout rawatina fii ci Sénégal rawatina surtout jigéen ñi. dañ gis nañu am problème. kay boo tuddee diw keneen ko doog du nangu nga tudd ko. lan mooy seen problème yéen. da nga tudd kenn bu tudd keneen. non milieu showbiz bi quoi milieu showbiz bi on voit que tension yi. waaw dañuy maslaawante nii c'est que boo waxee mais loolu boo ko laajee c'est vrai nitu jàmm la. man ñëpp laa amal jàmm la boo ko waxee mais n'empêche tamit dëgg dafay neex yooyu saa nga teg ci baaraam tamit. wala sax ñu koy chercher yaana parce que Mbathio boo dégloo ay texam day tontu mu wax ko day tontu mu ñàkk ko day tontu. yow bu waxee foofu ba sànq ba tey maa man tontu ma kenn man aw maa kenn benn problème. ay ange xaw ma. non après yaa ngi da nga posé ay ange. léegi Samira daa posé ange. damay laajte dama ko laaj. question la dama ko laaj ne da nga posé ange. man macha allah suñu jigéenu Sénégal dañu taaru. est-ce que doo jóg taxaw jóg rek ma taxaw ma xool ndax da nga posé ange. lamb ba xam lamb moom muy waxal moom. xam naa ne amul ay doo jóg ñu xool. ñii garaaw nañ de Cheikh. groupe bi. man de yàlla Mbathio xamee mu ngoon wax. léegi Mbathio xam naa ne du defante. mais xëy na Samira moom ay sànq man bi mu ne ma 90 dem ko commencé def animation ci laa ne gëstu na ma xëy na yow ñàkkul gis na waaw xëy na peut-être am nga contentieux ak benn fecckat wala benn waykat bu amul non même pas man ñoom samay mag leen de. artiste non même moom bu samay mag sax leen di nga gis ku koy chercher wala affaire bi demee non naka ngay def ba gérer loolu ku yow. may chercher nag doo ma am. waaw man doxuma ci yooyu. waaw man maa ngi dox ci yëre bu rafet. waaw dàll bu rafet saag bu rafet. tarkal ful felaale ko ni ma koy waxee sànni ko ci kaw nit ñi. yaa di ngi def fël. sama yëf man ku may chercher doo ma am. Dëgg la. chercher ma kenn nga koy dóoree daal. man aw ma noonu. ok aw ma noonu. léegi carrière ñëpp fii artistes yi fii nekk ñëpp samay mag lañ. Mbathio li nga man wax maa fi neex na gën a de. nekk xale parce que ñoom ñëpp ku ci nekk Mbathio taxaw nag tey sa kaw chaîne feccal la kon su ma ñëwee tey ci ñoom ñëpp ma accueillir ku ma ci gis ma def dara danga may woo félicité ma ñi ma woowul amuñu jot mais am na ñu ma ci woo félicité ma yaa ngi ci bonne voie nangam ak nangam ñi ma woowul amuñu jot dama leen di comprendre dëkk bi kenn amul jot de temps bi amul jot émission bi ñuy def sax bu paree ku ci nekk yaa mais da nga leen di fël-fëlaale ji def suñu ay yëf da nga leen di comprendre nit ñi amuñu jot surtout parce que comme man ni may ñàkkee jot waaw waaw ñoom la ñuy ñàkkee jot ñoom ñëpp samay mag lañ ñii samay frère ñii samay xarit man daal milieu bi aw ma fekk kenn xaar ma yàlla ok léegi carrière Mbathio fu mu nekk yaa ngi gis ne yaa ngi dem. et puis clip bi nice na sànq man man su ma seetaanee say clip daf may jox clip bu Viviane parce que temps oui macha allah style boobu lay def. ce qui veut dire que yaa ngi jaay musique bi. carrière Mbathio fu mu nekk nii ndax mën nañ xaar parce que léegi ku kii yaa ngi dem Grand Théâtre Bercy teel na mais Grand Théâtre yaa ngi koy waajal wala Sorano. non waajuma Grand Théâtre waajuma Sorano comme man musique bi ma nekk nii comme ni nga ko waxee dañu dem ci musique boo xam ne afrobeat lañ koy wooyee afrobeat boo ko waxee tey yaa ngi fekk ji ñi nga xam ne ñoo ñàkk yi yaa ngi fekk ji ñi nga xam ne tey musique la bu nga xam ne ni tey képp ku nga xam ne artiste nga bëgg nga ko def wala bëgg nga def duo ak benn woykat bu nekk ci yeneen dëkk yi muy Guinée di Mali di fu mu nekk di Nigéria di Côte d'Ivoire gi ma demoon pour bëgg a dugg ci biir musique bi musique bu nga xam ne la tey benn artiste mënu la wax ne la musique bi neexuma parce que soo ko seetloo suñu artistes yépp ku ci génn single ci mois yi ñu nekk muy octobre novembre décembre yaa ngi dugg ci biir musique bi ba tey ku ci mel ne ñoom Beyoncé ñoom Jay-Z ñoom ñëpp dañuy bëgg tey di woo tey benn artiste nigérien pour def ak moom duo kon su ma nekkee ci musique boobu feneen laa wala fële dinaa génn ci yeneen feem génn ci yeneen affaire yoo xam ne surprise lay doon am na yoo génneegul comme fi nga waxee Grand Théâtre man la dew ma Grand Théâtre dew ma Sorano mais dina am affaire yu ma xam dama koy def yoo xam ne dafay tëkkaloo ak man ci musique bi ma nekk bi nga nekk style bi nga yor ku nekk ak fii la yàlla booleel man fii la ma yàlla booleel xaar leen ma ci yeneen feem dinaa ñëw insha allah ñu ngi la ciy xaar bu baax a baax Mbathio bi ñu gis moom tarkala macha allah Beyoncé du Sénégal c'est que musique bi ñu tuddee Nadio musique wala xaw ma lan beat afrobeat man du ma d'accord ñu tuddee ko afrobeat waaw parce que c'est bien vrai que ne dañu jël benn bitu Nadia dugal ci suñuy mbalax xam nga sa son yëpp da ngay gis da ci am benn sonorisation tama ko ci am kon pour man waruñu ko tuddee afrobeat parce que tey boo xoolee ay P-Square ay Wizkid ñoom ñëpp dañ koy def musique bi tey jii ñu artistes yu bari Sénégal di ko def maa ngi ko njëkk a déggee ci Adiouza mu ñëw génne ko tuddee ko wolof beat ñu jël maanaam afro beat bi daal di koy dugal tuuti mbalax
tam bi di ci rëkk. tam bi waaw. loolu la ñu war a continuer muy dama la wax ci Sénégal. du ñu jàppalante. dafa moom benn son boo xamante ni si P-Square da ko génnee Nigériens yëpp kii ko daal di jël instrument bi. kenn ku nekk way ci sa manière. keroog bii ma toogee Adiouza mu présenté ma Wolof Beat mooy bii gars yi def léegi nii. ñëpp tuddee ko Nadio musique dama ne ko lenn rek moo mën a jaay musique bi ñu mën ko génne bu ñu nee Nadio musique wala bu ñu nee wala bu ñu nee kii mu tuddati Afro Beat. ñu ne Wolof Beat. nga xam ne ñun dañuy jaay suñu culture. après avancé. Sénégal ñun dañu am benn problème muy dañuy soxor gratuitement dañuy soxor gratuitement. benn mbaaju mosoo ko teg bët. mais bu la neexee jugé ko. loolu suñu Sénégal rek laa gis. sa doomi réew di jóge Sénégal di dem beneen réew pour defi fa yóbbu fa culture am. nga koy yéene lu bu fekkee Sénégal 14000 habitants la. 10 millions yëpp di xëy di ko xeex suba ak ngoon. wallaahi fii de la am. benn Wally Seck keroog bu muy dem Bercy coow li bëriwoon na trop ni amoon ay nit yu toog di ñaan naan yàlla na am ndam. noonu la téeméeri nit toog di wax yàlla na échec. te Wally Seck di doomu Sénégal. wallaahi. war a yóbbu drapeau Sénégal biir Paris. ñu war a dem mu fes dell àdduna xam ko. Pape Diouf di dem Bercy. ni amee ñu doon defar noonu la amee téeméer yu doon yàq. mu nekk sa doomi réew. mu war a dem am fa ndam drapeau Sénégal jóg Bercy fes dem ñenn ñi di yàq. imagine loolu. léegi kañ la Sénégal di jaay culture am. loolu lay wax ci nag. kañ la Sénégal di avancé. doo dem duma dem Sénégal seen problème mooy gis nañu nit ñu ngi dem ñu ne dee du dem commentaire yu ñaaw yi. wax yu ñaaw yi du dem du nangam sangam pour lan. tey bii benn Wally Seck mënoon na jóg di dem Bercy artistes yëpp jógandoo. waaw jàppale ko. nañ dem jàppale ko su ma ko yëglu daa ko jàppale Pape Diouf di dem Bercy ñëpp jógandoo jàppale ko. te xam ne c'est le Sénégal. mais benn doomu Sénégal mooy dem ñëpp jóg di yàq ñun bi ñu demee Bercy Wally Seck ba keroog bi ma demee ba taxaw ci Bercy bi nii nga gis affiche bi. Céline Dion war fa jouer 3 dates. Justin Bieber war fa jouer 2 dates ci at bi. Kanye West war fa jouer lu tolloog 4 dates ci at bi. Wally Seck war fa jouer benn date. coow li mel na tout lépp mal. bilaay. léegi kañ la artistes yi di jariñu. moo jaaxal ñëpp de. bu artistes yi jariñoo kañ la animateur bi di jariñu kañ la beneen artiste di jariñu. méchanceté boobu moo am nekk ci réew moo xamante ni si xol yi setut yéenante wuñu jàmm. Sénégal li koy développé nekku fi. bu ngeen ko bëggee dégg baax na su ngeen ko bëggul dégg baax na Sénégal li koy développé nekku fi xol yu set moo koy développé te xol yu set amu fi. Cheikh wax na lu am solo ah. sànq moom laa doon wax mbaa ci mën a leen seen. il faut showbiz bi dafa xaw a doy waar. léegi yéen showbiz il faut ñu jàppalante. Cheikh aussi yéen seen milieu bi jamono ji dafa neef te xam naa di nga d'accord ak man. parce que Cheikh Sarr numéro 2 nga fiy gis. ay Pape Cheikh numéro 2 Alima Ndione numéro 2. seen milieu bi dafa neef bu doy waar. Sénégal lépp numéro 2 la président de la République sax am na numéro 2. mais dañuy gis bu dee dawal dagg sa jiitu waaw man li may ñaan yàlla mooy. te sama maam mos ma ko wax mu ne ma fexeel bu góorgóorlu doon ku ñu roy te bul roy. c'est ça man su ma toogee nit dégg nit di ma diw de buy animé day mel ni yow yaay animé loolu dama koy sant yàlla waaye tamit xam ne tamit tey lii président Bougane Gueye di wax gëm sa bopp tey bokk na ci li ma indi ba fii man xam naa ne animateurs yi fi nekk yëpp fi ma jaar gëm naa ni bëriwul animateurs yi fa jaar de. man en 2003 bi may nekk di commencer débuter rajo gaw ma ne am na animateur bu mën a wax ni man dama naan fanaan ci mbedd di animé. c'est parce que da nga naan fanaan ci mbedd. man dama naan fanaan ci mbedd mi. Cheikh Sarr da nga naan fanaan ci mbedd. ci mbedd bi man SDF laa woon. SDF laa woon. da nga jógee kër Mama Sarr. waaw bi ma jógee kër Mama Sarr ñëw naa sama kër grande sœur laa nekk. Dakar fi waaw mais sama grande sœur dafa nekk jigéen ju am fulla ju am fayda. Aminta Sarr. sama mag la ñoo bokk ndey ak baay mën naa ni mooy sama yaay. mais dafa am fayda parce que bi ma ñëwee en 2003 di commencé ci benn rajo boo xam ni aw ma fa salaire ni indemnité ma liggéey fa 2 ans yoo xam ni aw ma fa salaire aw ma fa indemnité rajo boobu def naa fa 2 ans 12500 laa fa ma sa lekk. nga bàyyi salaire u jàngalekat. ma bàyyi salaire u jàngalekat sama mag ni ma yow bëggoo du baax
sama grande sœur ni ma comme yow bëggoo lu baax delluwaatal nga dem toog continuer si jàngale ma ne ko xalaatuma ko métier bii laa bëgg te incha allah naa ci am dara mu ne ma nag kon man du sama kër ngay toog di yàq sa bopp. mu xaw laa mere. bu doon man sama rakk def na dama koy génnee sama kër. mais tey ji xëy na loolu forgé na ma. fanaan naa ci mbedd nekk SDF mosuma tux mosuma naan sangara mosuma sàcc alalu jàmbur te rus naa tamit di ñaan. laa ni bi nga ñëw fanaan ci mbedd mi. ci mbedd mi laa daan fanaan liberté 2 voies liberté 6 yi ci jumaa yi Maam Abdou Aziz bi dafa am benn paa bu daan garde foofu laa doon tëdd ji fanaan su fajar jotee ma jàpp julli su ma paree toog tuuti ak moom ca laa tàmmee woon ndekkee kaasu café ak sama benn biscuit ñaari keesu biscuit moo ko amee su ma ko amoon naan sama café man naan sama ndox maa ma yeewu du ma am lu ma ndekkee ma xiif. après nga xëy dem dox dem animé su ma paree wàccaat waaye itam comme yàlla suturaal na ma am benn dignité boo xam ne suma papa yar na ma ci ak sama yaay. ci ñàkk talal loxo bi ma njëkkee fortaatu ba am benn 10 000 li ma njëkk a def mooy dem jënd ci ay parfum def ko suma sac odo su ma yeewoo diggante may dox pour jaay liggéey mën naa jaay su ma amee bénéfice 200 wala bu ma wàccee am bénéfice 400 mbaa 1000 francs sama journée dafay neex ma jënd ci sama benn dugg ci benn gargote jënd suma plateau ceeb 300 jënd suma fukki dërëmu ndox naan kuy xam lu ma lekk. su guddi jotee bu ma balaa may tëddi ma jaar ci mère Fondé jënd fa sama 100 francs Fondé suma fukki dërëmu meew juróomi dërëmu suukar naan ko teel a tëdd balaa maa xiif. ah mais il a cheminé nag. yaa ngi dégg. lekk bi ma daan lekk ba xam ne tey lekk naa mooy bu ma duggee Mayga. Mayga bi ci lay xam ne nag tey nag maa ngi New York ma toog nag commande. day fan si Cheikh Sarr sax xamuñu ko woon. voilà xam nga léegi bi ma doon fanaan fii ci 2 voies liberté 6 ma benn jour suma benn jarbaat romb ma xàmmee ma gis ma may fanaan ma ne dootuma fanaan mu mujj dem Yoof fi maam Limaamul Mahdi yu nekk ci kiyam bi tomb Seydina Limaamul Mahdi mbaar yooyu fa nekk faraa dem di fanaan. Cheikh Sarr moom mu gën a ñeme. fa laa daan fanaan bu ma xëyee dama daan teel a yow fajar julli fajar bu ma jullee fajar weddu tuuti jant bi xaw génn moo doog a dugg ci dëkk bi waaye nag daan naa góorgóorlu ba foo ma gis doo xam ne damay fanaan ci mbedd ndax dinaa sangu ba set dinaa it sol yëre yu set. animé jotee nga dem animé ji. bu animé jotee ma dem toj rajo bi. ñi bëgg mel ni man. ñu si biir duñ xam ne Cheikh Sarr moo. nit waaw parce que ci laa tàmmee loolu ba tey jii. nit mënul gis sama stress ci sama animation. loolu la ci laa ko tàmmee parce que dama doon ñëw ak xol bu diis waaye sama générique bu xasee ba daw rek. moo lay defal moo may defal. Mame Mbaye lii dafa daw yaram. bu ma déggee générique bi rek daf may defal. il a les larmes aux yeux. voilà mi ngi noonu franchement dafa donc daw nag yaram may remercier sama benn xarit boo xam ne Cheikh Lo. mu ngi Paris donc bi ma demee ba benn jour seddaay bi xaw maa rey nag torop sax nag. ma ñëw ne ko sang yaram man daal fi mu toll nii daal ci mbedd mi laay fanaan. mu ne ma man ci atelier tailleur bi laay fanaan ma ñëw fekke su ko ci atelier tailleur bi di tëdd ci table bi muy daan daggee ma daan ci tëdd. comme ça man laa daan def ba ñu mën a korte korte ba am suñu benn néegu 30 000 di cotiser di ko fay par mois. donc mi ngi noonu yooyu yëpp ay jaar-jaar la tey. mbedd mi ma daan fanaan suñu borom sutural na ma tey jii fay na ma ko maa ngi ciy sant yàlla baax a baax ndax tey mën naa ni alhamdulilah. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. tey jii alhamdulilah. Cheikh Sarr des fois ma dawal sama oto romb ci mbedd mi fi ma daan barab bi ma daan fanaan ma sant yàlla. xam ni yàlla daal bi may suturaal. ndeysaan Cheikh Sarr nañ ko tëggee foofu balaa sama rango ñi ci télé bi ah. Cheikh balaa temps bi parce que temps bi xam naa li ñu dese bari balaa muy jeex Cheikh Sarr dama dégg ñu ne sama temps yi mercato bi dafa bari Cheikh. defante bi bari na. artistes animateurs yi ñi ngi jaabante boor mu ne. jaaba jage may dégg Cheikh Sarr moom léegi mu signé dem yow da ngay waaj a dem da ngay waaj a bàyyi waa D-Média. waaw D-Média su ma amee lu ma gënal. su ma amee lu ma gënal ñaan naa yàlla su may génn D-Média dama fiy génn am sama société bopp. tey fi bopp. parce que animation ñaanatuma yàlla def ci 3 ans ñaanatuma ko yàlla parce que tey la samedi suba la dimanche. muy le 2 décembre nekk sama jour anniversaire. may am 40 ans. macha allah donc ñaan naa yàlla bu ma amee 40 ans. 40 ans moom mooy âge de puberté bi nga xam ni vraiment ci la nit doomu nekk doomu dëgg ñaan naa yàlla nag sama 40 ans yi bu ma ci tegee ñaari at ba ñetti at wax dëgg yàlla ñaan naa yàlla am samay fi bopp. loolu laay ñaan yàlla ñaan naa yàlla su may génn D-Média daal ma génn fa ak sama société bopp. ñëw talal loxo président Bougane mu ñaanal ma ne ci sama société di continuer di ko laaj samay conseil di ay conseil mooy kii. animateur loolu da laa ñaan yàlla. animateur bu nekk di taxaw di fekk dënn maay numéro 1.
waaw numéro 1. loolu yàlla moo koy numéro 1. waaw xam nga Alaaji Njaga Mbay nee na Alaaji Njaga Mbay dafa benn way bu mu woy ne ku ne sañ nga taxaw ne maa fi ne. waaye kenn ku ñu ne xam ne ci saf gaañ. man li ma la waxoon rek neneen modestie c'est pour les faibles c'est faux man sama modestie en tout cas maa ngi liggéey te am naa yaakaar ni 10 heures ba 14 heures man de mënumaa nekk fépp waaye ñi nekk fépp wala boog ñiy génn man maa ngi am écho. te heure bu sondage génnee Zik FM bi ma nekk dina nekk numéro 1 Zik Feeling gi may def 10 heures 14 heures nañu xoolaat sondage yi mooy nekk numéro 1. loolu du man maa voté loolu dañuy def sondage dem ci nit ñi ci marché yi grande surface yi boutique yi tata yi taximan yi moom xam nga ni moom Zik FM la ñuy déglu tata yi la même chose kër yi boo demee ci kër yi macha allah jigéen ñu am jom yi ñu tuddee leen ay bon dañuy yokk rajo ba mu sës comprendre nga dem ci marché yi la même chose HLM dugal foo dugg 10 heures 14 heures ba 16 heures 30 Zik FM la ñuy déglu Zik la rajo leader donc te rajo yu ibbi loolu la ñuy ñaan yàlla dañu ñaan yàlla rajo yi gën a bëri parce que loolu mooy yokkute réew rajo yu ibbi yëpp macha allah jàmbaar lañu waaye balaa rajo mel ne Zik FM di nga daj lu nekk dana metti Zik FM li mu boole la groupe la li mu boole la parce que rajo du ko gaaw a am parce que rajo bu ko fi def dañ naan defit la Zik FM rek ngay réer la ñu ne demal Zik FM c'est vrai dëgg wala fekk te doo fay doo fay dara c'est gratuit benn bi ci tegee Zik FM rek ngay toog muy joxe ay dépenses nga am sa ordonnance rajo bu ko fi def suus ba léegi ñu ngi may Zik FM rek ngay toog macha allahu taala di dégg animation bu neex lool ok Zik FM rek ngay toog beneen animateur bu nekk ci beneen rajo di la concurrencer jékki-jékki woo la téléphone ni la damaa réer la jàppale ma ci nangam ak nangam ñi am ordonnance ñëw comprendre nga ci année yi ñu génn nii da ngay dégg rajo bu génn ñu fël affiché mbedd mi yépp mais boo génnee ci mbedd mi doo ko dégg dëgg la loolu nag defuma ko pour clash kenn mais loolu moo nekk c'est la réalité lu ne faan kenn du ko jeex loolu moo nekk gis nga ibbil rajo bu bees góorgóorlu say curseur sax na nekk jama sa fréquence bind ko ci kaw asamaan bi boo bindee 89.7 ci asamaan bi defal FM bi ci suuf mais balaa ngaa romb Zik FM di nga wax lu set dana metti de trop parce que rajo boo am xëy 6 heures du matin ba 10 heures nga am Xari Mbay Sàmba ci baat bu neex Alaaji Ahmed Aïdara Mamadou Mansour Diop yow nit ñi xam nga benn affaire lu jël ampleur boo toogoon technique sa danaan dama la yóbbu test xam nga doo dégg kenn dama la yóbbu ca toogin ba test lay yokk kon xam nga test yi def affaire ñu test boo defee test 10 heures ma ñëw wallaay te man sama jeune rek bu ko commencé daw man am naa benn philosophie boo xam ne moom laay demee 10 heures bu ma tegee Wally Seck bi Cheikh Sarr bi bu ma feebaroon bu ma mën maladie sax damay wér boobu gaynde laay doon mës naa toog benn philosophie bi may am mooy que ne man rek maay animé mës naa toog benn jour sama xel bu ci def beneen animateur sama jànk bi naan ma waa kii moom xanaa moom dara du ko metti moom day xappi rek fi ma jaar la question baa ngi noonu nag donc fi ma jaar la léegi nag bu Cheikh Sarr pare 14 heures aliment ñoom ñëw nga xamante ni si nañ waxante dëgg jamono bi fi kii nekkoon dañ naan wax la Lion de la Bande FM bi fi Patra aliment ñoom moo nekk lu mooy c'est la Lion de la Bande FM nga pare ngoon nga am Saliou Khoule ñëw laaw la cat ci animation bu neex xam fi mu koy teg laal na Diop ñëw ñoom Paco Style Jolof balaa rajo mel na Zik FM say mbokk dina la jël mën ngaa ibbi sa rajo am financement 1 milliard ci sa compte waaye balaa nga mel na Zik Mbacke loolu moo ngi mel ni ñu téye waa parce que temps bi sa bareetul Mbacke mi ngi enchaîné plateau yi concert yi playback yi à quand l'album bu nga xam ne Mbacke moo ko génne album bi waaw ñu ngi ci kawam xam naa dañ naan lu jot yomb rek dafa jotagul ñu ngi koy togg incha allah xam naa ci fin décembre bi incha allah wala ci biir janvier bi mi janvier bi dina am lu ñu génnewaat single tegal ko fans yi nga xam ne ñoom ñooy suivre Mbathio parce que nag dañ si may quelques baat ça bouge chez moi bi mu génnee dafa tombé ak Bercy Pape Diouf ñu dem Bercy ñëw war a def promotion bi màggal gi am ñu jógee ci màggal sama mbokk yi xewle mawlid bi ñëw ñu dem gàmmu ji bu ñëw
léegi nag ñu ngi ci promotion bi parce que ñu bëri dañ may woo Mbathio xanaa nekkoo fi ba pare nag mu fekk ça bouge chez moi bi ñëw fekk man may bouger. tamit tooguma woon lu bari. macha allah maa ngi génn di dem di lijjanti samay affaire di ñëwaat kon sant yàlla la. mais yaa ngi préparé ay tournées. waaw ñoo ngi pare bu baax a baax xam nga décembre moom buñ ko waxee rek artistes yëpp ay occupé ñun ñëpp ay occupé macha allah ñu ngi am ay tournées yu bëree bëri yu nga xam ne nii mënuñu toog fii di ko lim. donc comme à l'international aussi. à l'international comme ci sous-région bi comme ci Dakar fii du ñu toog daal incha allah ci kàttan yàlla dinañ bouger bu baax a baax. Mbathio mu ne afrobeat lay def est-ce que dañ foofu nga fës kee ne yem wala surprise mooy dañ fës kee ne gis Mbathio si beneen style. Mbathio daal bu la dara bett ci moom Mame Mbaye. man mënuma dara bett ci Mbathio. non man Mbathio moom dara bett tey mën nga taal sa télé sax tey. jàmbaar la de. macha allah. mën nañ xëy sax gis ko ci style Bob Marley. mën nga ma xëy sax gis may diwo ak Beyoncé bu la dara bett. dégg loolu man gëm sa bopp laa bëgg. gëm sa bopp damaa bëgg Mbathio toog Sénégal gii. Beyoncé woo ko ne ko damaa bëgg def diwo. wallaay mën na nekk mën naa nekk Cheikh de mën naa nekk loolu mooy gëm sa bopp rek man gëm naa loolu. gis nga Mbathio rien n'est impossible dans la vie. da koy gëm. gis nga ngëm-ngëm gi nga am. moo tax nga jóge ci fecc di way. tey boo fi toogoon am na say morom yoo xam da doon fecc. kenn déggatu leen. parce que fecc âge la. nit da ngay jéem a. tolluwaay la jóge ci échelon lenn rek moo war a ma am yamukaay mooy asamaan bi. nit waroo yamale sa bopp fenn. waroo yamale sa bopp fenn man bu ma gisee nit di yamale boppam fenn ay ree nga may def. tey jii xam nga Kouthia mi ngi toog di wax naan dafa bëgg nekk président de la république. man du ma ko bañal. bul ko bañal nit bul am tolluwaay. dul yemale sa bopp fenn tey boo jógee ci lii parce que fecc am na âge boo xam ne dootu ko mën. da ngay jéem a di jàll ci leneen. tey jii ku ci mel ne Ndeye Gueye ba mu génnee sama doom dafa réer nu mu tudd waru woon yam foofu. waaw man Ndeye Gueye dama yàgg di ko poñe. Ndeye Gueye dafa am benn style boo xam ni. dafa am cas. dafa am cas. Ndeye Gueye bu ma nee la en 2005 2007 damay poñe Ndeye Gueye Ndeye Gueye woyal maa ma Cheikh Sarr may ma sama jàmm mënumaa way kër bu mu àndeek Cheikh frère bi def mboroxe dama ne ko bul bàyyi continuer parce que Oumou Sow xool ko est-ce que comprendre nga Oumou Sow xool ko tey ji da doon fecc mais léegi mi ngi def ay clip yu toj donc nit ki bul yemale sa bopp bul continuer rek topp rek artiste di leen feccal war ngaa mën a continuer di mënal sa bopp ki ngir avancer ci leneen mooy ñenn ñi nga xam ne des fois moom laay wax ñi nga xam ne di artistes yi amuñu problème mais ñiy fréquenter artistes ñooy di problème ñooy kii de ñooy wax ci suuf de waaw xam nga loolu waroon nañ ci débat dañ ko bàyyi waroon nañ ci débat waaw loolu parce que ñàkk fayda weesuwut nit ki liggéey ba mën a mënal boppam dara ci këram yow nga topp ci bu ne looy liggéey nga ne diw laay àndal buuraayu dakee ay man booy ànd ak diw sax dama cee am salaire man bis ma déggoon jékki-jékki gis ma ci ginnaaw benn artiste tout le temps nga ma ci gis am naa ma salaire buuraayu dakee ay parce que man sama yaay liggéeyalu ma sama kër baay yi may topp nit du ma ci lekk xaalis du ma ko def Cheikh Sarr li mu wax am na solo dans la vie il faut être leader en Mame Mbaye. waaw da ngay nekk leader loolu moo ñu may sax ñu fës kee def rek tàggatoo waaye Mbathio xam nga ne nag naam temps bi jeex na waaye internet bi na ñu koy jëfandikoo Cheikh Sarr xaw na cee boros tuuti loolu ci mën a wax internet bi waaw ñun dañoo nekk ci jamono bu nga xam ne jamonoy internet la jamonoy internet la am na tey comme ni ko Cheikh Sarr waxee da ngay gis Mbathio xamoo ko nga bëgg koo juger dem toog ci si topp laqatu ci ay ginnaaw commentaire di wax Mbathio lu bon te franchement man aw ma jot dugg ci internet day am jot di lire ay commentaire kon donc tey damay wax ñi nga xam ne nii am nañu liggéey ñu continuer seen liggéey parce que jamono yàggul comme ni ñu koy waxee léegi fu mu nekk nii léegi gaaw na da ngay nekk xale bu ndaw dee dab la nga war a teral say waajur li ngay demee ci internet bi di ko toog di yàq nit ko xam ne xoolu la lijjantiwu la xamu la pour man nga dem liggéeyu ko moo gën ku nekk nag ak li nga bëgg am na ñoo xam ne loolu la ñu bëgg toog ci internet di yàq nit di bind ci loo xam ne ak sa xam ko perte seen temps message gratuit bi Cheikh di wax dafa am da ngay gis ko nit koo xam ne da ngay dajeeg nit sax dox ba ci yàgg dajeeg nit koo xam ne yow neexoo ko loolu dafay am kenn mënul neex kenn ñëpp mënoo neex ñëpp mais ñoo ngi sant yàlla ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu bëgg may profité nag ci occasion di nga wax ñi nga xam ne heure bu ñu xëyee yëkkati seen téléphone woo ma seet ci lu ma nekk des fois nga jot ma des fois doo ma jot des fois nga message du ma tontu mais ñu comprendre rek bëgg rek Mbathio te yàlla tax damay wax ne yàlla ñëpp am jàmm comme sama xol ni mu setee ci ñëpp ma bëgg ñëpp Sénégal daal da ñëpp bëggante comme ni ko Cheikh Sarr di waxee xëy topp benn artiste amul njëriñ man Mbathio de ci loo ma gis rek amal na ma njëriñ
ci loo ma gis ci loo xëy suba ngoon gis ma rek amal na ma njëriñ parce que lu ma amalul njëriñ du ma ci dem parce que sama ay waajur man la ñu yaakaar te ñu ngi toog di ma xaar comme ni ko Cheikh waxee na ñëpp jug liggéey yi bàyyi tëdd bi am na benn morceau bu ma fi defoon sax su dama leen di classe yaafuus bi di ma indil ay histoire bopp te man tem laa woy foofu tem nga leen dem liggéey waaw yaafuus góor bu yaafuus ku la indil info rek mi ngi lay yóbbul info dëgg la c'est vrai képp ku may indi ñëw toog sa kër di lay indil info mi ngi lay indil info mi ngi lay yóbbul info c'est vrai Cheikh Sarr ce mot de la fin waaw mot de la fin bi may wax mooy ñi toog des fois ci internet bi di saaga parce que da war nañu mën a góorgóorlu ñoom am jom ni seen yaay warul jur doom ji nekk di saaga nii bilaay boobu bon Youssou Ndour way na ko ci album bu bees bi mooy que ne album bees bi Youssou Ndour way na ko ci waaw respect nee na waroo mën a jël sa temps nag jël sa connexion toog di ma saaga ndey wala bàyyi. yàq baay. waaw loolu war naa mën a ñàkk. ndax nag sa yaram yow. sa yaay liggéeyu loolu ci sa kër papa. sa yaay waratu du jur doom yu toog ci internet di saaga ndey nit ñi wala di saaga bàyyi nit ñi. non de dëgg temps bi nga war a jël di ko consacré ci saaga nit ki def ko ci temps sa consacré ko ci sa temps raw ki ngay saaga. bilaay loolu la nit di fayoo. wuti occupation. beneen bi ci tege mooy temps bi nga nar a jël dem ko ci sëriñ jox ko fukki junni pour mu rayal la diw mbaa mu defal nit. yàqal la ko dugal ko ci commerce. wallaay. parce que am na koo xam ne 10 000 francs la déparé ba amee milliard. wallaay 50 000 francs yooyu boo ko defoon pour sëriñ bi jàpp baatu kii. baatu boo ko defee ci sa commerce mbaa ci beneen business balaa diwoon fu mbaa teg tànkam ci. nga teg fa sa tànk loolu la nit loolu lay demee sëriñ jëmalewu ko kenn fenn nañu wuti ñaanu waajur. te Sénégal ñaanu waajur moo gën a fort. gën a fort merci beaucoup te Sénégal am na benn maa ngi ko gis ci benn man damay suivre musique du monde. Fally Ipupa temps est passé dafa dajale ay trophées yu bari gañe ko. mu de dem ci page bind ni lan moo tax Afrique boo dee liggéey du ñu xam ne yaa ngi liggéey. dëgg la boo gañee ay trophées ñu ne dafa faramason la. wala dafa def fétiche. loolu lañ lay waxal Afrique lu tax ñu demee noonu. boo tëddee feebar sax gis nga boo fa tëddee feebar say mbokk wala ñu la jege au lieu que ñu ne leen jëlal Efferalgan wala say ACD. dañ naan dama ci sëriñ def ci càngat karab. c'est ça l'Afrique c'est ça l'Afrique. donc maa ngi balu ak ñëpp. maa ngi balu ak téléspectateurs yi di balu ak ñëpp di balu ak ñëpp ñaan yàlla def jàmm ci réew mi seulement que tamit ñun ak animateurs yi ñun ñëpp benn lañu. kenn ku ci nekk da ngay fexe sa société jëm ci kanam rek. moo tax des fois ñuy waxee nan ni mais ñun ñëpp ku ci gis sa morom da nga koy jox cër ñun ak musiciens yi benn lañu. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk liggéey bi ku ci gis sa morom da nga koy jox cër. donc adduna amul solo seulement ii du ñàkk. bëri xalante rek sànnante pic kenn ku ne yaa ma gën a xam waaye nag ku ci wér xam sa bopp. mais na rafet dans tous les cas incha allah parce que ci loolu la ñu yar. dégg nga mu taxaw ku ci wér xam sa bopp. waaw ku ci wér xam sa bopp. appartement 221 la woon ndax nag suñuy gan. Cheikh Sarr l'homme de Kër Momar Sarr waaye it Mbathio Ndiaye daanaan la nekk ci yoon ñuy ñaan yàlla rek fa nga bëgg a yegg yàlla na la fa yàlla yeggal. mu mel ni kon Samira yegg nañ si ci pandaw. ouais franchement c'était un plaisir d'avoir ces deux invités sur la Sen TV merci et à très bientôt.